wax yooyu nga xam ne am na ci. waaw xam nga lampadaire solaire yooyu benn projet bu état bu Sénégal la benn entreprise bu nekk Lisbonne bu nekk Portugal moom moo koy exécuté amu ci benn buñ ci war a jaay kenn moomu ko aussi kenn andiwu ko fi état bu Sénégal moo ko andi jox ko waa Touba commune de Touba jox ko xalif général des Mourides pour ñu éclairer xool ñoom yoon yi nga xam ne dañ jàpp ne war nañ ko mën a leeral ñu leeral comme ni mu amee Mbàkke fii gis ngeen fii nii suñu axe bi tali bi jaar fii nii ci suñu koñ bi gis ngeen ne am na ci lamp yooyu donc kon koo gis mu jaay ko rek xamal ne def na naka sudul noonu mais kenn waru ko jaay donc loolu moom ku leen wax ne dañ koy jaay wala diw moo ko fi andi wala kii mi ngi leen di wax lu amul lamp yooyu lamp état bu Sénégal la c'est gratuit ñoom ñu nekk ci dëkk bi nag ñoom ñooy xool fan lañ koy jaarale waaye li ci ëpp mooy fii xam nga lu fi ñëw day am benn groupe pour nit yoo xam ne ñoom ñoo koy akimoo parfois di ko neexale seeni nit parfois ñu yóbbu ko ci seeni barab yoo xam ne ñoom ñoo ko moom parfois ñu détourné ko sax génne ko Touba yóbbu ko ci yeneen dëkki àll loolu daan nañ ko gis donc yu mel noonu wax dëgg yàlla man jàpp naa ne fii ñu toll ci jamono nii ak ni jamono avancé nit mënatu fee def loo xam ne mën nga koo def làqu te tooguñu ab diir mu feeñ loolu moom ñëpp war nañ ko xam léegi moo tax yu mel noonu su amee bu ñëwee man su ma doon su ma leen ci doon digal man parce que sañu ma leen cee digal mais su ma leen ci doon digal dama leen di wax ne yu mel noonu su amee dañ ko war a bàyyee conseil municipal ba commune ba xool parce que ab dëkk commune moo koy gérer commune ba xool moom fan la ko war a def fu jëriñ askan bi mu def ko fa mais pas jox ko ay nit yoo xam ne ñoom bu ñëwee ci ñoom dañuy dem yóbbu ko seen kër wala ñu stocké ko foo xam ne soit dañ ciy business wala ñu di ko neexale seeni xarit wala ñu di ko jox ay nit yoo xam ne yelloowuñ ko loolu daal loolu conseil boobu laa leen jox. waaw Alaaji ñu wéy ba léegi rek ci suñu ay laaj ñu dugg nag ci benn buntu boo xam ne buntu bu am solo la jàpp nañ ne bu am solo la muy ci wàllu mbëkk mi nga xam ne xale yu bari des nañu ci ginnaaw bi loolu amee tamit am na ay kàddu yoo xam ne jógoon na jóge ci Touba ci kilifa gi kàddu yooyu juróon na ay diingat jur na ay xalaat yu bari yu wute ñii ne waa koy noonu la ñii ne wax ji daal wartoo na mën a demee noonu ay diingat amoon na ci te loolu miinuñu ko ci yoonu murit kàddu yoo xam ne jóg na ba pare ñu ci am yeneen i xalaat loolu ndax nit ñi ñoo màgg ci wàllu wax sa xalaat liberté d'expression bi dafa àgg foo xam ne ni nit ñi képp ku waxati koo mën a doon ak foo mën a bokk ñoom dañu gis ne dañu war a mën a andi seeni xalaat ca kàddu yooyu wala ndax jëmmi wax ji moo xaw a am lu mu des wala bokk waxin wi wala yow noo jàngate kàddu yooyu nga xam ne jógoon na ak li nga xam ne ñëw na ci ay commentaire ak wax yi nga xam ne jot na caa juddoo. xam nga àdduna bi moom léegi àgg na foo xam ne ak réseaux sociaux yi lu nit wax gars yi dinañ ci am commentaire buñ def parce que kii commenté léeg-léeg doo ko xam léeg-léeg ci biir réew mi lay ne léeg-léeg ci bitim réew bon situation boobu dund nañ ko parce que bon xam nga li ñuy wax communication de crise la gis nga c'est-à-dire booy wax dafa nekk lu garaaw xam nga bu fekkee kilifa diine day wax ak ay taalibeem kese kooku garaawul parce que say taalibe yi loo leen mën di wax aussi ñoom du diis ci ñoom attan nañ ko mën nañ ko gérer mais bu fekkee da ngay wax nag loo xam ne dafa jëm ci réew mi nga xam ne du say taalibe kese du ay jullit kese ñoo fa nekk bon xeet yëpp fa nekk donc dafay am nooy war a waxee mi ngi mel ni ñuy wax communication de crise bu amee dañ koy méngale léeg-léeg ak ab góom di naan góom bu bul ñëw rek xëpp ca asib wala kii da ngay xool noo koy faje ndànk ba góom ba wër donc bu loolu bi mu amee li amoon solo ci wax jooju bu fekkoon moo tax gis nga communauté bu toll nii dañu war a attaché wu ci yenn dossier dañu war a andi ay réformes ay changements yu profond la ñu war a andi bi ci njëkk mooy
maanaam dañu war a am li ñuy wax cellule de communication wala benn pôle communication waaw boo xam ne mooy xilaafa gi moo koy teg parce que adduna moo toll foofu léegi xilaafa gi moo koy teg muy benn pôle communication boo xam ne dafay attaché wu les services de ay nit yoo xam ne c'est des communicants ay spécialistes communication lañ mën na caa jiital nag koo xam ne nitu confiance am lay doon ku bokk ci njaboot gi mais pôle boo gisee ñu wax mooy mbooloo mu bari lay doon par exemple ku mel ni Abdoulaye Gaynde Fatma mën na ko jiite parce que am na lu mu ci xam mais nga boole ko ak ñeneen ñoo xam ne seen ay spécialiste communication dañ ko jàng parce que communication science humaine la lu ñuy jàng la du mën a wax rek waaw wala nga nekk gëwal wala nga nekk lii wala lële déedéet du loolu bu fekkonte ne mën a wax la kon gëwal yi ñooy nekk ay chargé de communication mais dafa am ay technique dafa am situation bu nekk ak na nga war a waxee ak la nga war a wax moo tax ma ne dañu war a andi réforme changer teg cellule de communication parce que xilaafa gi dafa sacré waruñu bàyyi parfois ñuy wax nii rek te bu ñu waxee la ñu wax yëpp retourné wu contre kilifa ga yor kii bi kooku benn la parce que bu fekkonte ne ñoom ay communicants ña nga fa danañu ne kii waxkat boo ñëwee masawul ñi nga xam ne moom la mbir mi daal seen kaw sëriñ ba am na lu mu defoon ci xaalis jàppale leen ko nga fësal loolu ba pare nag au lieu nga leen di àgg ak ñoom ci wax boo xam ne da nga leen di choqué nga ne leen wax dëgg yàlla de sëriñ bi ginnaaw bi mu leen masawoo ñaanal leen mi ngi sàkku ci yéen ñëpp ni muñ leen njobootee yéen ñëpp ak njobootam ngeen muñ te bàyyi ko moom dana wax ak kilifa yi ba lu mel ni dootul am bu ëllëgee ngeen mën a jaar ci yoon yi nga xam ne mooy yoon yu baax yi te doon yoon woo xam ne mën ngeen ca looraay xam loolu boo ko waxee kenn du am problème mais am na noo xam ne boo ko waxee wax dëgg yàlla gars yi mën nañ choqué wu te dina andi jafe-jafe beneen bi ci des mooy fii ñu toll nii aussi Touba bu fekkente ne dañu bëgg a andi ay réformes parce que Touba ñun dañoo xeeb li ñu yor te adduna bi daf ñuy suivre daf ñuy bàyyi xel te pourtant dëkk bi booy xool am na ay nitu valeur am na ay nit yoo xam ne Serigne Touba rek moo leen ñor am na ay nit yu jub am na ay nitu xam-xam si xam-xam yëpp d'une manière générale mais tey jii nii dañoo war a dellu ca orthodoxie ba amoon maanaam tey am na poste yoo xam ne dañoo war a disparaître waratuñoo am lu mel ni comme poste porte-parole kooku dafa war a dëñ man ci sama xalaat xam li tax ma war a dëñ du parce que ay nit yu ko yor ak yooyu de du la personne de nit bi ko yor wala kii yooyu man loolu intéressé wu ma parce que kii mën na ko yor tey kële yor ko ëllëg kële mais tey da ngay gis que ne jafe-jafe yi communauté bi di am yëpp presque ci poste boobu lay jógee ci poste boobu waaw parce que poste bi bu fekkonte ne nii par exemple tey dañoo xool jamono sëñ Abdou Lahat bi mu fii ne am na kum toftaloon ci wetam muy sëñ Moustapha Bachir mais kooku nekkul woon porte-parole kooku dafa doxale woon diggam ak nguur gi mu di ko jàppale ci liggéey bi foofu loolu aussi mën nañ ko andiwaat bu leen neexee maanaam seet koo xam ne jàpp nañ ne kii mën na dox ak seen diggante ak nguur gi nekk interface ñu teg ko foofu mais suñu amee lu ñuy wax kilifa gi waxal ko boppam waaw bu ko waxalee boppam dinañ ci gagné ci ñaar crédibilité benn kenn du ko weddi ñetteel ba jëf gi ci lay gën a yomb parce que tey jii nii crédibilité dafa am solo mais bu ñu demee ba nga xam ne nit ñi dañoo banaliser kàddu gi ci ndénkaane geeg yooyu loolu dafay andi nasaxal day woyofal communauté bi moo tax man ci sama xalaatu bopp poste boobu dafa war a disparaître. xam nga dañu naan traduttore loolu grec yi ñoo koy wax le langage trahit la pensée maanaam booy jottalee kàddu nit rek li ci ëpp
soit da nga ci yokk say wax wala nga juum ci wala nga andi ci ko ñoo xam ne du bokk ni mu ko ne tey boo xool tendance bi léegi sax loolu la Tivaouane bi fi Pape Malick Sy jógee jéggatoo fa kenn ku ñu fa fal ci loolu Madina Baye déggatoo ko fa yéen communauté yu bëri ñi ngi ko tàmbali di bàyyi parce que loolu daf leen di gën a dëgëral day gën a dëgëral xilaafa du am dualité maanaam méngale bi ci waaw diw ak nangam diw ak nangamam donc diw rek moo fi ne benn kilifa la nañ ko renforcer jox ko les pleins pouvoirs su amee lu muy wax mu wax ko sëñ Saliou noonu la daan def sëñ Saliou il n'a jamais eu de porte-parole donc Alaaji Baara moo ko fendi woon pour yaatal mais comme def nañ ci 10 ans ñu gis ne man de li ma gis ne li muy yàq moo ëpp li muy defar remplace bàyyi poste boobu ñooñu ko yor wala ñi nga xam ne ñoo ciy yëngu ñu dénk leen yeneeni mbir yu ñu mën a def moom moo gën ci communauté bi présentement ni moom moo gën ci communauté bi ensuite nañu fexe di andiwaat ay nitu valeur aussi ay nit yoo xam ne parce que gis nga tey jii même un journaliste ngañ bu fekkente ne dañu ne journaliste sàngam ñu wax lu bon journaliste boobu dootul am crédibilité sax pour bind bu bindee sax duñu donc moo tax ma ne nañu aussi renforcer la communauté avec des hommes de valeur bëri nañ fii imaginons dëkk bu mel ni Touba nga dénk ko sëñ Moustapha Saliou xoolal lan ngay gagner en crédibilité en notoriété mais aussi en rigueur imaginons par exemple ak nga confier ay poste ay yeneen nit yoo xam ne bëgguma sax di lim parce que boo limee day mel ni da ngay stigmatiser yooyu mais am na quand même des gens yoo xam ne c'est des gens de valeur ay sëñ Moustapha Abdou Khadre ay ñu bëri ñoo xam ne ñi ngi ci dëkk bi ak même des jeunes yoo xam ne dafa am lu ñu gëm sur le plan économique nga dénk leen ay communes de Touba wala dara ñoo xam ne ay surtout sëñ Touba lañ yoo xam ne ñu wër ñoo xam ne xool boo duggee biir kër sëñ Bassirou ñaata xoolal par exemple il faut que ñi nga xam ne ñoom la ñuy dénk surtout li ëpp importance mooy booy dénk nit dénkal koo xam ne dafa am autonomie am indépendance c'est important da ngay am indépendance gis nga indépendance boo ko amul doo mën a yenn responsabilité doo ko mën a gérer il faut nga indépendant sëñ Moustapha Saliou il est indépendant sëñ Cheikh Saliou il est indépendant tey jii sëñ Moussa Nawel bu sëñ Moustapha Bassir mais état mënu ko imposer dara parce que dafa am autonomie dafa am indépendance ak ñeneen yoo xam ne ñu ngi ci Touba je peux pas les citer c'est des gens yoo xam ne soxla lu ñu état bi dara soxla lu ñu communauté bi dara mën nañ seen bopp te loo leen liggéeyloo ci liggéey Sëñ Touba danañu ko def ci defin bu mucc ayib loolu bu ñu ko defee rek yaakaar naa ne jafe-jafe yu bëri yoo xam dañ koy am ci yu mel ni comme question bi nga posé mën na bañati am quoi voilà. Alaaji Modou Gueye la ñuy nekkal xam naa ñu ngi ci suñu catu waxtaan nag bëggoon nañu mu gën a sori waaye bu yoon jeexul waaxul du jeex fi ñuy jeexale mooy Alaaji Modou Gueye dégg nañu ci année bi wala année yi ko jiitu sax ñetti at yi léeg-léeg ñu dégg jàppal bàyyil Alaaji Modou ak ñenn ci waa Touba. lan mooy problème mu Alaaji Modou Gueye ak ñooñu lan mooy problème bi. non ñoom ñoo am problème man amuma problème parce que man bon ki am problème mooy ki ngay gis muy taxawaalu ci ay kër jàmbur wala nga gis muy taxawaalu ci mbedd mais man taalibe laa nit ku responsable la nii ma ku gëm ku bëgg Sëriñ Tuuba laa aussi te yow xam nga ci dara. donc di dund aussi ay jàngaleem di jaamu yàlla di liggéey yore famille donc yore kër yore lépp donc kon kooku amul problème ñi nga xam ne nag ci cadre suñu liggéey xam nga boo joxee sa xalaat ci dara nit gis ci boppam ne man lay wax loolu moom mënu ci dara
mais nag man moom véritablement ku am problème yow yaa am problème mais man awma problème man maa ngi liggéey li may liggéey donc su fekkonte ne man maa am problème kon man du ma nekk fii depuis presque 20 ans di liggéey te jaxasoo naa fi ak kilifa gu nekk jaxasoo naa fi ak nit yu nekk yoo xam ne ay nit ñu baax lañ ay surtout Sëñ Tuubaa lañ te ñi ngi may dégg te xam nañ ne man ci lu baax ci lu jub laay dox man doxuma ci dara lu lëndëm donc voilà kenn mënul aussi ma imputer benn manque de respect wala lenn loo xam ne lu ñaaw la loo xam ne da ngay ni diw mi moo ko def mi ngi nii mënul am nit nag di nga juum ci sa liggéey parfois peut-être mais à part ça man awma vraiment awma problème quoi. am na ñu jàpp ne El Hadj Modou Gueye maanaam du wax lu rafet ci Touba am na ñu jàpp loolu. rafet par exemple yow dama lay poser question wax lu rafet mooy wax ma ne maanaam lii nga wax lu rafetul. andil ma benn exemple. ñoom ñoo xam quoi ñu tax ñu wax loolu. voilà mais moo tax ma ne la xam nga ki nga xam day wax jékki-jékki rek wax ni waxul lu rafet lan mooy wax lu rafet da ngay définir nation bi. mais kon su ma la déggee daal problème bi mooy sa liggéey ngay def xañ na liggéey bi am na ñoo xam ne nii dañ cay dégg loo xam ne bëgguñu ko woon dégg wala xañ na doxin wi daal xañ na bu ñu sañoon nga am neneen noo doxee noo xam ni day méngoo ak seen xalaat wala day méngoo ak seen bëgg-bëgg. waaw ñun daal képp ko xam ne yaa ngi fi di yàq wala ngay nasaxal liggéey bi nga xam ne ak doctrine bi nga xam ne Sëñ Tuubaa teg na ko ñun dañ lay combattre parce que dañ la dénoncer. maanaam ki ku fi nekk di dil mbala ngay def loo xam ne méngoowul ak li sëriñ bi santaane bu ñu ko yëgee xam ko am ci ay firnde danañu ko dénoncer loolu man ndigal laa ci jot sax ci sama sëriñ dafa ma ne tant que yaa ngi ci dëkk bi di gis ay nit di yàqal sëriñ bi dénoncer ko donc loolu nag comme na xar yaa xam man de toutes les façons li mu war a def maa ngi koy def tout. lan ngay tàggoo ak mbokk yi ñu seet. waa di sant ñëpp vraiment di le remercier di leen encourager ci liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy def parce que c'est pas aussi facile nga liggéey fii moom liggéey fii yombul donc ñun am nañ ci expérience mais nit daal li lépp looy def jiital si gëm yàlla gis nga boo gëmee yàlla gëm ki nga xam ne moom fii te nga xam ne léppam jub la léppam charia la sunna la ak jub boo nekkee ci loolu bu la àdduna bépp mere woon wala ñu won la ginnaaw aussi kooku moo lay jàppale ak suñ borom bi nga xam moo la bind donc sax leen ci loolu ñun ñëpp ñu sax ci loolu yàlla def jàmm jërë ngeen jëf asalaamaaleykum. mbokk yi kon loolu mooy jataay bi nga xam ne seqoon nañ ko ak El Hadj Modou Gueye mu jàngat ay jàngat nag la ndax doomu aadama tamit dafa am xel dafa am xalaat te lépp rek liñ ci jublu mooy luy defar. ndax loolu moo tax yàlla sàkk ñu moo ñu fi bàyyi ci loolu la ñuy nekk ñu di leen jaajëfal ci topp gi nga xam ne yéen a ngi koy topp ñuy gërëm suñu caméraman Serigne Bassirou ñoo koy jaajëfal bu baax di leen jaajëfal yéen ci kóolute gi topp gi ngeen di topp timisactu.net ak Timis TV wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf.